ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف di ko dina xaw a reculer waat tuuti pour mën a gën ko faram-fàcce parce que loolu tamit si objectif général bi mooy bëggoon naa ku si nekk fii bu delluwaat incha allah mën a wax ne planification stratégique fii lay commencé dem fii dem fii juróom-benni ponk yooyu daal mu gën a leer su ko defee loolu dinañ si sóobu wala bu ñu koy defal sa bopp mën a xam aussi lu si nekk fan lay tàmbalee ak fan lay commencé bu ñu ko paree incha allah ngoon bi loolu kon dina mën a jël parce que am na aussi ay exemple ak ñu bëggoon fu ñu bëggoon a taxaw surtout si wàllu diagnostic bi ak environnement bi lan moo mën a peut-être influencer surtout si wàllu li ñuy wax tey mais kenn mënatul def te tenir ko si compte mooy environnement transformation numérique jotoon dina aussi ñu taxaw si ngoon bi si li ñuy wax aussi su ngeen bëggee sóobu tamit dafa am yoo xam ne cohérence d'ensemble moo defee lii ba pare nag nan laay mën a xam ne cohérence d'ensemble bi moom la ñuy wax chaîne de logique de planification maanaam diggante bi léegi nag si biir nan laay mën a lier résultat activité projet programme lan moo nekk seen diggante ak nan laay duggee si biir génne si biir lan moo koy mandargal loolu mooy nekk ngoon bi bu ñu jot gi mayee foofu te yaakaar naa ne bu ñu gérer temps bi mën nañu si yegg ñu taxaw nag si seen étude de parce que étude de cas bi comme waa ñu woon ay étude de cas parce que étude de cas dañ koy waajal defar corrigé bi te dafay jël temps dafay laaj ngeen def ko ñu corrigé ko léegi nag dañuy jël si seen exemple mooy si seen projet si la ñu bëgg a xool jëm si ñëwaat faram-fàcce ko pour xool projet yooyu nan la tëddee ak nan la duggee si li nga xam ne ni moom lañu jàng si bés bi donc loolu daal laa ne woon tey incha allah ajustement xool si biir fan nan lañ ko war a jaar wala di duggaat si leneen mieux vaut li ñu jot a def ñu mën koo gën a bamtu faram-fàcce ko dugg si détails yi tey bu amee ay laaj ñu mën si waxtaan mën a xam document yeeg bu si nekk support bi nga xam ne lii moom moo si mën a nekk xaw ma ndax loolu d'accord ngeen si am loolu ah d'accord kon wax nañ ma tamit sëñ Diagne bind yi dafa xawoon si tableau bi dafa am ñoo xam ni ñu ko woon mën a lire xaw ma ndax loolu mooy xool ban pexe lañ si mën a def nii pour mën a changer peut-être document yi si laa doon jéem a xool ni mais xam naa jot ci est-ce que xaw ma ndax dina ko may am déet est-ce que leer na si yëpp wala ma def ko ñun bu ñun ah. leer ñu fay napp ko ñu toog fii gën a leer ci sax parce que man démb fële laa toogoon ne mënoo gis moo tax ma taw ñëw tey est-ce que nous donnons pour tënk démb mooy li ñuy wax yoon bi ñu war a jaar pour def planification stratégique bu nga xoolee dama ko def si ñetti étage
étage bu njëkk bi def naa moo waroon nekk suuf parce que foofu la ñuy commencé jëm si bis yi suuf mais ñu malheureusement jotuma ko war a mën a def parce que li suba gi laa ko doon jéem a defar incha allah donc suñu xoolee préparation du processus de planification mën nañu wax ne li ngeen di def nii atelier de planification atelier de formation bi bokk na si processus planification parce que luy dugg dafay fekk d' abord est-ce que ñun ñëpp ñi ko bokk ñi si war a bokk ñi si war a jàpp ñi ko war a yëg est-ce que ñëpp yëg est-ce que xam nañu li ñu bëgg a def ban njëriñ la am sinon nit bu duggee si loo xam ne gisul njëriñ bi léeg-léeg du ko mën a jox gëdd bi mu bëgg loolu tax phase bi dañ koy phase préparation mais phase bu am solo la dafay formation def si nekk ñu xamal loolu ñu bëgg a def parce que aussi njàng yi mën na ñëpp mën nañu xam planification mais ku si nekk peut-être am na noo ko jàngee am na noo ko comprendre am na noo ko xamee am na foo ko defee ñii si état bi la ñu nekk ñii si ay association ñii si ay ONG ñii si ay yeneen ku si nekk am na noo doon def peut-être am na noo doon comprendre lan moo ko wutale il faut kon ñu toog waxtaan souvent dañuy jàpp ne ñëpp war nañ ko xam mais souvent dañu war a toog même bu ko ñëpp xamee est-ce que d'accord nañu kon lii la ñuy war a def si ñaata temps lañu war a jëlal fan lañ si bëgg a yegg parce que bu dee loo xam ne dañ ko bëgg gën a xóotal plus ñuy gën a bëgg a xóotal plus temps bi dina gën a yàgg am na ñoo xam ne ñu def seen planification ministère gouvernance territoriale seen planification def nañ si ñaari at diggante bañ ko lancé préparation waxtaan yi xoolal xóotal def diagnostic yi seetaan def nañ si ñaari at est-ce que ñun ñaari at yooyu arrangé nañ parce que mën nañ ko def si une semaine comme ni ñu ko mën a defee si ñaari at wala ñetti at lépp rek day fekk li ñu bëgg ak li ñu ko bëggee ak aussi moyen ya ñuy mobiliser pour mën ko def ak kan moo ko def parce que bu ñu waxee moyen aussi ressources humaines la est-ce que suñu biir am nañu jot boobu ak ñi am jot pour mën a yore mbir mi est-ce que seen temps lu mu leen may am na ñoo xam ne ñii par exemple dañ ciy def day wax ne weekend bi rek laa mën a liggéey si mbir mi bu dee par exemple day jël semaine bu nekk samedi ba mu liggéey si kon mbir mi dina gën a mën a yàgg waaye bu fekkee am na koo xam ne ñii wala am nañu ñoo xam ne chaque jour mën nañ ci liggéey lii tey mooy suñu soxla buñ ko deful gisuñu leneen lu ñu war a mën def lii daal mooy suñu priorité loolu tamit mbir mi mën na gaaw donc phase boobu mooy phase préparation processus de planification bu ñu ko defee ba pare nag mën nañu fii dañuy génn ak li ñuy wax feuille de route wala calendrier wala programme wala emploi du temps waaye daal document boobu ni ñu ko mën a tuddee war nañu mën a wax nan la ñuy defaree nan lañ si duggee suñ ci duggee kan mooy def lan ban temps la ñuy jël ak génne étape yi nga xam ni mooy jéego yi nga xam ni moom la ñu war a moom moo siy toog jéego yooyu mën nañu wax ne juróomi jéego yi si des mais juróomi jéego yi mën nañu jël ñett yi mooy yi ma def si digg bi analyse de l'environnement interne de l'organisation analyse de l'environnement externe de l'organisation ak évaluation des capacités mën nañu wax ne mooy phase diagnostique waaw mën nañu wax ne moom mooy taxaw seetlu bi dañuy taxaw seetlu fan lañu toll ñun ñooy ñan comme ni ñu ko waxee bu njëkk bi li ñu wër lan moo mën a gàllankoor suñu liggéey nan la ñu mën a tamit defar dugalee suñu loxo ci defar ndar ak ci defar société bi ak ci defar mën a defar suñu design moom lañ la wax environnement externe ñaar yii boo ko boolee daf lay jox këyit bu ñu tuddee moom la nasaraan yi ak ñu jàng def évaluation di wax analyse SWOT maanaam AFOM ñi di wax AFOM mais loolu dañ koo tënk rek mooy lan daf la war a jox
tableau maanaam mbuus moo ñeenti mbuus benn mbuus bi da nga siy dugal lépp si la ñuy dugal lépp loo xam ne nii mooy ñun suñu force lii suñu doole la ñun am nañu mbooloo am nañu xam-xam am nañu lii mën nañ ci sukkandiku am nañu nit respecté nañu yooyu yëpp yu si demee noonu damay joxe rek ay misaal yooyu mooy li tubaab def sañuy force suñu doole la moom lañ si loolu lañu war a sukkandiku pour mën a liggéey am na koo xam ne ki bu ko amul da koy wuti ba pare soo ko mën a ñun loolu am nañ ko ba pare nit ki booy tàmbali am na toujours lu la yàlla jagale loolu nag da nga war a toog xam man nag lan laa am man maay kan loolu mooy si man maay kan lan laa am loo xam ne parce que am na toujours nit ki naan xaw ma am na nit ki day am dara waaye li mu am souvent bu ko amee ba pare daf koy daal di commencé mel ni amatul waaw mu mel ni ñun rek ba ma daal jàng suñu waxee bés bu ma amee bac waaye léegi bac bi daa mel ni sax xamatuma sax fu muy nekk da nga koy daal di wax alors que loolu force la am na koo xam ne ki loolu lay wut yow li nga am xeeb ko am na koo xam ne ki yow loolu lay wut te loolu souvent tamit dañ koy fàtte mbooloo mi ngeen am nii am na ñoo xam ne ñii si ay dëkk imaam yu peut-être jubaguñ amuñu sax mbooloo kon déjà le fait que ñun am nañu mbooloo rek lu mu bon cadre bi ñu am déjà acquis la force la mën nañ si sukkandiku loolu mooy mbuus bu njëkk bi loolu dañ ko war a taxaw seet loolu nag keneen mënu ko def keneen mënu leen ko defal ki leen koy defal dafa rek nekk ne daf leen di jàppale pour wan leen télé si nan ngeen koy defee mais li ñu war a génne teg ko yéen a koy génneel seen bopp nan ngeen koy defee nag est-ce que ay ndaje la mënul nekk si benn ndaje waru nekk liggéeyu benn nit wala benn groupe est-ce que li ñu def loolu yëpp bu ko benn groupe tamit defee peut-être mën nañ sant groupe bi diw ak diw yéen yàgg ngeen si mbooloo mi wala xam ngeen mbooloo mi liggéey leen si mais bu ngeen si liggéeyee ba pare tënk leen liggéey indil ñu ko li ñuy wax validation ñu xool ko am lu ñu si yokk wala lu ñu si wàññi waaw lii kon baax na su ko defee mais ñun ñëpp ñoo ko liggéey parce que liggéey souvent ñëpp mun ñoo bindandoo foog ñu am ñu jox ñoom ñu defar dara ñu tàmbali si souvent aussi bu ñu ko commencé nekk si mbooloo mi am nañoo association wala groupe yoo xam ne yii dañuy nekk si mbooloo mi ñu commencé def ko dafay daal di commencé indi coowoo ñu nekk fa dinañu coow ay fan waaye dara duñu bind dara duñu jàpp dara moo tax li gën mooy toujours am na groupe bu ndaw bu koy def bu ko defee ba pare ñu jébbal ko ñëpp ku si nekk xool ko kii kat nee nañ am nañu lii mën nañu lii def nañu lii ainsi de suite d'accord naa fi d'accord mu fi ce qui fait que bu ñuy waxtaanaat si groupe bu mag bi day fekk am na lu fi nekk lan nag mooy mën a nekk mooy dindi nañ lii wala yokk nañ si lu mu bon am lu fa nekk mais souvent bu ñu ñëwee rek di discuter di wax di souvent surtout ñun Sénégalais yi mën nañu waxtaan ba journée bi yëpp mais dara duñ ko fa jàpp ñaareelu mbuus bi mu nekk ku am nag lu la yàlla am na lu la yàlla xañ lan lañu amagul lan mooy suñu faiblesse man de bëggoon naa def lii waaye aw ma doole bi aw ma jot bi aw ma pexe yi aw ma wala sama lii nii la demee wala lii su ma ko defee dafay lii mooy say gàllam say faiblesse parce que nit ki aussi souvent du ñu nangu suñuy faiblesse alors que suñu faiblesse yooyu moom dañuy wax ne moom ñoom si lañu war a sukkandiku pour yokk seen doole ñoom dañuy sukkandiku seen faiblesse pour yokk seen doole parce que soo xamee sa doole xam fi nga manqué di liggéey pour sa li nga manqué di ko am loolu mooy yaa ngi jéem a yokk sa doole corriger ñoom la tubaab moom ñoom loolu lay wax ne identifier ses faiblesses maanaam ràññee fi nga néewe doole pour yokk fa ak ràññee fi nga amee doole pour maintenir sa doole boobu wala nga yokk sa doole boobu loolu nag yaa nit ñi ko seet ñoom ñoo koy toog def ko mooy ñaareelu mbuus mën nañu wax ne ñaari mbuus yooyu bu ñu ko dajalee nag
moom mooy pompe bii nekk ci suuf mooy deuxième bi nga jógee ci kaw topp ci suuf parce que dama ko def ñetti étage bi ci digg bi mooy pompe mooy téye daanaka ñaareel moom mooy bu njëkk bi ñaari mbuus yooyu ci bu njëkk bi lay nekk mooy xool leen kenn waxul ñeneen de ñun rek la ñuy wax man maay kan ñun ñooy kan suñu doole suñu léegi nag ñu ñëw mais sa doole ak sa gàllankoor léegi nag da nga naan environnement bi li ma seq li ma wër fan laa nekk démb waxoon nañ ko fii environnement bi loolu mbuus bu njëkk bi si rond bu njëkk bi si suuf rek moom lay wax bu dee damaa yor école tamit wala damaa yor daara bi laay wax fan laa si tool lan mooy doole daara bi lan mooy gàllankoor daara bi bu dee nit la yow individuel mooy man lan la ma yàlla jot a may lan la ma yàlla may si xam-xam lan la ma yàlla may si loo xam ne lii mën naa jëriñ li may def ak lan laa manqué li ma manqué dama ko war a jéem a wuti wala ma wuti partenariat ku ko mën parce que souvent aussi boobu ko buggee ñëpp wut ko di ko def sa bopp mën naa am foofu ngay yem doo jot a amal nit ñi njëriñ loolu moo tax ñuy wax partenariat léegi nag damay wuti koo xam ne kii li ma bëgg nii moom am na ko te man manqué su ko defee ñu boole def naa yàlla noonu la bindee dañu tas mbir yi kii day lay xañ li may kii lii donc boole boobu loolu mooy côté dañoo war a boole loolu mooy dañu war a partenariat léegi nag partenariat boobu yow booy dem si nit ki pour wut imam war ngaa xam li nga bëgg war ngaa laajee aussi est-ce que moom am na ko waaye bu fekkee yow li nga am moom ngay dem dugalaat da ngeen di nekk yéen ñaar ñëpp ngeen manqué mbir mi toujours da ngeen di manqué waat mbir ma man dama am école daara gis naa ne si wàllu su ma bëggee jël sama doole bi yëpp def ko si yenn aspect yëpp du ma ko mën mais man fan laa gën a mën a si njàngale bi donc dama war a concentré wu si njàngale bi di ko gën a yokk waaye am na yoo xam ni du jàngale am na keneen ku ko mën a mën yore xale bi di leen fóotal ñuy lekk restauration dafa am ñu ko jàng dama war a wuti ku def restauration mu ñëw indil ma mën a yokk mais bu ma bëggee yor restauration bi yor jàngale bi yor xale yi yor seen finalement jàngale bi du baax te leneen du baax moom la ñuy tuwaay wax doo nekk professionnel duñu dem professionnalisme parce que ñun dañoo bëgg ñun def lépp et boo bëggee def lépp finalement dafa mel ni da ngay diis doo mën a avancer li nga bëgg avant mais yow da nga war a xool li ñuy ñoom tubaab yi externalisation loo xool loo xam ne lii de bu ma ko defee même bu ma ko mënee mais def ko sax dafay yàq sama temps boobu bu ma ko jëlee yokk ko si li ma gën a mën peut-être que mbir mi dina gën a yaatu comme man jàngale laa mën naa def jàngale bi mais nag naa wut partenariat bu wóor bu may def te loolu mooy indi même si dem nañ ko ba di ko wax état bi ne ko état dafa am état bi yoo xam ne daf koy def moom mënu ko état mënu ko wala bu koy def du ko mën a def ni mu waree mais moom moo tax ñu naan état da nga war a yow génne externaliser yoo xam ne yi yow mënoo ko da nga ko war a jox keneen par exemple jaay état mënul jaay parce que bu jaayee mën na am pour mu mën a jaay dëgg ñu war a jaay dégg dañ naan ko yow génnee li nga xam ne jaay la nga def ko su ma jëlee tamit beneen misaal si état bi toujours dañuy yor par exemple hôpital bëgg a gérer hôpital lan la hôpital pour ñu dem ko di faju la hôpital kon mënuñu wax hôpital te amul docteur mais docteur bi lan la jàng mooy faj mais hôpital du faj rek hôpital dafa am accueil dafa am restauration hôtel dafa am fu ñuy tëdd mais loolu hôtel la fu ñuy tëdd fu ñuy lekke loolu hôtel la dafa am ñu jàng hôtellerie nan la ñuy accueillir gan
nan lañ koy terale nan lañ koy joxe mu lekk nan lañ koy dafa am surtout ay soo leen xoolee dafa am loolu loolu rek la ñuy jàng dañuy dem si ba def ko luxe bi sax dañ koy def ko luxe bi lan la bëgg lan la kii bi odeur bi su bëggee lan moo war a xëy ci néeg bi pour que ñu mën ko jël xaalisam mais ñun souvent dañuy docteur bi day bëgg a nekk foofu bëgg a contrôler nekk di si mais pourquoi pas ñu génnee hôpital hôtel bi jox ko ñu mën a yor hôtel parce que am na dispensaire yoo xam ni docteur bi day baax mais soo fa demee doo fa mën a tëdd nit ñi dañuy mujj dem si clinique yi or clinique yi li ñu seet yu si bëri surtout clinique Dakar yu si bëri amul docteur mais hôtel la am docteur yi ñu ngi si hôpital yi ñu fi ñu bàyyi dem faat ak yooyu professeur yu mag yi ñu ngi foofu man am sama doom feebar ma yóbbu ko si clinique docteur ba fa nekk finalement moo ma ne sëñ yóbbu ko Dantec professeur ba ma demee Dantec xool naka te moom du woon élève parce que docteur rek ñu soo génn mais nekkagul woon professeur mi ngi si équipe professeur yaa nga Dantec waaye Dantec boo fa demee pour que sa malade mën fa tëdd néeg ya moo baaxul misaal rek loolu mooy indi environnement externe boobu may wax mooy nit ki dafa war a xool man lan laa mën def ma concentré aussi ma def ci sama doole jéem a wut nag ku ma mën a àndal pour moom moo ma dàq lii ma def sama doole mën naa wut tamit koo xam ne kii ñoo bokk li ñuy def waaye comme man lii laa ko bëgg te bëgg naa mu yaatu ñu defandoo ko pour loolu gën a yaatu loolu daal mooy lii tubaab di wax professionnalisation association dafa war a professionnaliser nit ki dafa war a professionnel sooy liggéey da ngaa war a professionnel mais tamit association boo si nekkee da nga war a professionnel te professionnel nag tubaab da koy tënk rek mooy nga amal nit ñi njëriñ te amal nit ñi njëriñ mooy li ngay def mu méngoo ak seen soxla mu mën a daj su daju nit mu yaatu bu yaatoo aussi yaatu bi baax na waaye mu baax ba ku ko ñam toujours mu bëgg ko te boo professionnel finalement yow da ngay sonn sax parce que li ñaa li wala fi nga xaw ñaan bu nangu day sann borom parce que boo ko dee def ni mu war a defee yow sa réputation dafay yokk nit ñi ñoom ñooy seen bopp ñooy dem fu am njëriñ ñooy wax fii nii boo fa demee moom foofu moom ëpp baax na wala docteur bi baax na wala diw kii baax na kii bu la defalee lii waaye nit defal na la foofu de du ma fa dellooti donc te damay dégg yéen imaam yéen a koy di waaraate ni naan nit ki xaw ma nit ki njëriñ lañ koy doye c'est-à-dire dañu war a rendre ay service association aussi dañ ko def c'est pas pour association mais wala dafa am njëriñ dafay rendre ay service yooyu nag dañ see war qualité dañ see war yaatu dañ see war loolu moo indi partenariat waaye ñun bi ñu gisee léegi partenariat rek mooy bailleur bu may jox xaalis soo defaree sa plan bu njëkk nit ki dina la ñëw di jox xaalis na ko xaalis bii de soxla ma daf may solo rek loolu boo ko waxee Sénégalais tey dafay mel ni lu waaye boo amee dëgg-dëgg fi nga jëm xam ni nga bëgg nit dina la jox xaalis ñëw na la dina ko den bi sonal daf may sonal aw ma fi boo ma bëggee jàppale kay jàppale ma si lii ak lii ak lii soxlawuma xaalis bi expertise bi laa soxla wala matériel bii wala lii laa soxla wala lii ku ma ko defal lii laa soxla loolu day fekk ne yow xam nga yaay kan xam nga li nga bëgg xam nga noo fa bëgg a demee donc am na loo xam bu ñu la ko siy tegal même bu baaxee pour keneen mais baaxul pour yow parce que daf lay sonn donc sëñ Sow surtout suñu waree su ñu waree def analyse fii mooy bu njëkk loolu statut bi baax na vision bi mais parti bi ñun ñooy kan normalement sax balaa ñu doon def vision bi parce que parti bi day nekk fii mais dafa war a njëkk am na une analyse globale boo war a njëkk def si lii nga koy sukkandiku lii boo ko defee mooy ñeenti mbuus yi ñu waxoon ñaari mbuus yi si man la ñaari mbuus yi si biir lay nekk ñaari mbuus yi mooy yi si ginnaaw lan la lay ñaari mbuus yi si biir man a kan mooy sama doole lan mooy sama doole lan la ma yàlla may ak lan la ma yàlla xañ
ñaareel bi mooy deuxième analyse externe mais li ma bëgg noonu fii la si Ndar laa ko bëgg a defee mais foog ma xam bu ma bëggee xam foog ma xam Ndar ku ko bëgg a def Ndar ak ku ko bëgg a def États-Unis bokkul soo ko bëggee def Ndar ak nga bëgg a def Touba bokkul boo ku bëgg a def Ndar ak nga bëgg a def Touba bokkul parce que organisation yeeg nit ñi ni ñu organiser li ñu xam la fa am bokkul kon environnement bi tamit du rek man am mën naa ko dama koy déedéet waaye fi ma koy defee nag ak ñi ma koy defal est-ce que xam naa ñiin naa am naa te doo mooy comme booy dem li ñu ko waxee dem stratégie mi ngi jóge si guerre je crois que yow sallallahu alayhi wa sallam daloon day def ay stratégie boo waxee rek yow xare xandar xandar Salman Faris la guerre de transport exactement stratégie la defoon ba gasoon camp bi après bu yéefari ñëwee après ñu dugg si léegi loolu fan lay sukkandiku mooy yow da ngaa war a xam ñaata soldat nga am xam nga mooy analyse interne say doole ñaata nga am ñaata fas ngeen am ñaata jaasi ngeen am ñaata pistolet ngeen am ñaata nit ngeen am ak lu ngeen amul loolu mooy sa premier élément de stratégie mooy analyse interne mais boo bëggee dem guerre mais foog nga xam ki ngay guerral tamit moom it moo tax ñu daan def ay renseignements dañ daan yónni nit ñu dem xool mais foog nga xool terrain bi aussi li ñuy wax tranchée yi est-ce que montagne la est-ce que def naa ne si uxul xaw ma ay montagne la foog nga xool aussi le terrain fan laay déplacé parce que bu doon terrain bi plat na bokkul si kaw géej ak si suuf bokkul ñuy guerre parce que bu dee da ngay est-ce que matériel bi nga yóbbu si suuf moom donc du moom nga yóbbu terre si géej su dee si montagne bokkut ak si loolu yëpp dafa fekk ne yow yaa ngi xool en léegi nag soo jëmee say force ba pare nga ne ok léegi nag ñan laa amal affaire c'est l'analyse externe dañ koy waxee ne c'est l'analyse externe nan laa amee affaire léegi nag loolu boo ko analyser wul léegi nag yéen foog ngeen toog ñun doomu Ndar la ñu nekk association islamique Ndar yéen a wax dañoo bëgg a fexe ñu am nekk des musulmans accomplis actuellement ñoom si ban état d'esprit la ñu nekk maanaam lan moo nekk seen xel ñoom benn façon nit fan la ñu toll si seen yëpp lan lañ fi jot a def si wàll woowu kan moo jot a def loolu nan lañ ko daan defee lan moo mën a nekk seen gàllankoor nan lañ leen mën a jaaree nit ki boo amul noo ko jaaree c'est comme maa ngi jégalu si kii mais comme mbër bi tamit buy dem combat day seet nan laa ko dama koy faat dama koy kii mais day xool si faiblesse su kële damay xool sama force mais xool moom faiblesse am ma xool si faiblesse am xool nu mu koy jaar ba lépp sa mooy stratégie ñu ni waaw. dégg nga li nga wax rek. waaw xale ba dara jàng nañu ne. xale ba dara yéen a ngi ci koon dal. di benn saa bu ko laaj mu ne ko ndax fii ndigal la béy ko ci sa borom la. mu ne ko déedéet sama xalaat rek mu ne ko déedéet fii de. waaw moom jekkul nañu plan nañu changé place bi. exactement kon mooy li nga wax quoi. exactement te man démb xalaat jàpp naa ne fii du xam-xam moo fi manqué mais nan lañu mën a boolee xam-xam yi ba defar benn stratégie commune parce que koo fi bàyyi mën nga di ñaan wéyal bopp mais bu ñu booloo pour yokk suñu doole parce que li ngeen wax démb moom moo day mission boo xam ne bi programme la defar nit ñi ay jullit àqal si jamono bii ñu nekk muy jamono globalisation jamono ñoo xam ne ñi yéen si ñi ngeen jëm am na ñeneen aussi ñu jëm si ñoom su ma xamul ñu jëm si ñoom su ma xamul ni ñuy doxale su ma xamul seen niveau seen xel dina jafe ma def ko kon loolu mooy ñaareelu ponk bi si diagnostic bi maanaam si taxaw seetlu bi loolu nag mooy indi li ñu naan opportunité ak menace
opportunité ak menace. mën nañu delluwaat ci tableau ba waaw mooy indi opportunité ak menace. léegi soo daf ma xelal muy xelal bu rafet li ngeen bëgg a def fexe tëgg fexe defar ay jullit yu àqal lan moo leen si mën a gàllankoor fii si Ndar ak lan mooy yaakaar ngeen ne ngeen jox exemple loo xam ne nii jàpp ngeen ne tamit war ngeen si mën a sukkandiku opportunité la chance la pour nga mën a réussir seen du yéen a ko peut-être def waaye bu ngeen si sukkandikoo mën na gën a yombal seen mbir lan mooy menace pour yéen lan moo mën a menacer mbir moom lan moo ko mën a gàllankoor ak lan moo ko mën a yombal mën nañ ci am ñaar wala ñett démb dañ ne yéen seen mbëbët seen bëgg-bëgg seen mission li ma si jot a jàpp parce que dafa tënk yu bëri defar jullit akam vous allez contribuer à faire émerger un musulman accompli vous l'avez dit dafa xam na dafa noonu ngeen ko wax. man de xam naa ci ñaar ñu sama xel jàpp. benn bi mooy phénomène 15 août. saa yu ñëwee. dañuy gis musiciens yeeg ñëpp dañuy ñëw bon ñi nga xam bëgg a publier seen i mbir aussi ñëw loolu xale yëpp daañu réer bu ko loolu gën a gàllankoor lu gën a gaaw pour ñu mën a am xale yi récupérer leen teg leen ci yoonu siraatal mustaqiim. beneen bi mooy. kon loolu menace bu ko def. voilà loolu mën a beneen bi mooy festival jazz bi fii am. moom tamit mu ngi gën a am ampleur te saa yu ñëwee gis nañu ni même taximan yeeg car rapide yeeg ñëpp daal dafa mel na alal ji nag léegi daf leen di poussé ci mbir mi daal gën a yaatu ci yàqu-yàqu donc ñaar yooyu daal jàpp naa ay menaces la. kon bu ma ko tënkee balaa ñu def nii mooy bu ñu ko doon jiitu dañuy wax développement tourisme bi lié aux événements de manifestations culturelles ou musicales qui sont organisées loolu war nañ si tenir compte booy def pour mën a liggéey bi ngeen bëgg a def am na ñett yi sëñ bi sëñ Touré après sëñ Gaw après. ngay jàng ba tax na ay jafe-jafe yu bari lay indi ba sax da ngay yaakaar ne day defar mais defar boobu yàq lay ñëw moo tax daal jàng bi daal pour am dëgg-dëggu jullit moo ko war a jiitu si émission te loolu nag ay madarasa école moo ñu mën a dugal. boo ko lay tënk nag mooy jafe-jafe bi. jàng. jàng wala fu ñuy jàng. waaw ñoo ànd. waaw fu ñuy jàngee xam nga par exemple système éducatif du Sénégal soo ko xoolee dëgg la sax introduire l'enseignement religieux mais place bi ñu ko ci waroon di jox dëggantaan amu ko ci. yaakaar naa ne tey jii di fekkoon par exemple canton horreur bi yokkoon nañu waxtu jàngalee diine gi waxuma sax ñu toll la ko mën nañu ko bañ a toll mais suñ ko yokkoon tuuti rek may xale yi page laaj boo xam ne dañ ko mën a jàng seen diine man yaakaar naa ne dina gën a mën a tax ëllëg ñu am ay jullit yu problème parce que ignorance bi yaakaar naa ne mooy gàllankoor bu gën a fort ci ñun ci wàllu diine bi fii pour ab jullit gis nga tey suba rek ba ma doon doxal di ci fajar xaw naa sax wax ak ndaw si pour caricaturer moom muur na bopp sol na benn pull-over mais ji bu seeree la yore kurusam di wér di dox benn xale bu jigéen mais kooku yaakaar naa ne ku ko xamaloon balaa muy wax jëmale ci yàlla war na defarwaat parce que daf ko xamul nag parce que moom gëm na bëgg na mais xamul. voilà sëñ Diak ma ngeen a jaw. Diak waaw. bon ngeen baal ma xëy na danaa jéem a tënk kéemtalaay kattan mais c'est une menace boo xam ni information la en même temps pour ñu war ci bàyyi xel ci waar wi nga xam ni dañ koo sóobu mooy defar jullit àqal donc fokk ñu xam
problème yi nga xam ni am na ay problème yoo xam ne mu ci biir société bi te xëy na ñu bare xamuñu ko muy man ci wàll bi may intervenir mooy ci wàllu éducation xale yi allo jàng ak jàngal dafa am sama benn xarit xam ne dañ ko principal dañ ko affecté fii CM bu la bu bari woon problème lool ndax ñaari kii yi mu remplacé yëpp yi mujjee ñëw balaa muy ñëw yëpp ay dañu feebar mooy principaux yi mu jiitu yëpp dañu feebar nga xam ne école ba def bari jaarul ci yoon daal ñu indi ko pour mu redresser bu mu ñëwee mu am ay 2 mois ma jaar fa doon seet si foofu benn professeur ay 7 heures laa ñëw bi ma ñëwee ma ko laaj ndax léegi yaa ngi commencé nga miin école beeg yooyu ak problème yi yooyu mu ne ma jàkk man dama fekk problème gën a rëy problème yi ma doon yaakaar man ne bu demee nag mu ni man damay def toujours man maay njëkk a ñëw ci école bi maay njëkk a ñëw ay 7 heures dana ma fekk waaye it maa fi mujj parce que dinaa fi nekk ba 19 heures bu ñëpp ñibbi mais ma am benn phénomène boo xam ne dama ko constaté moo tax xale yi bu ñu ñibbi à 19 heures ñëpp war a ñibbi dafa am groupe élèves yoo xam ne ñenn ñi ci école bi la ñu nekk ñi ci des dañuy jógee feneen di ñëw waaye waaw di fi dajaloo mu jaaxal ma dama leen di dàq mais dañuy dem duñu dem bu ma duggaat yi nga fekkaat nit ñu gën a yokk ñu ñoo xam ne dañuy jógee ci école bi ak ñoo xam ne bokkuñ ci école bi ma ne lii foog ma seet lu mu doon luñ fi def xale yu toll nii war a ñibbi toog fi ba heure bi ma daal di bugg sama benn agent ni ko daal comme xale la aussi mën na ànd ak ñoom te professeur la boobu ma dama bëgg nga duggal ba ci biir xale yi damay gëstul ba ñii luñ fi def ay xale yu ndaw ay 19 heures 20 heures 21 heures te du ñibbi bi mu xale bi bu mu leen intégré dugg ci seen biir di kii ak ñoom comme miinante na ak ñoom mu gis ne xale yi nekk ay affaire góor jigéen ak ay lesbiennes lañu def mu def ay enquête mu jaaxal mu def ay enquête ba am ci ay lu bare ndeke xale yi mu ni ma ndeke xale yi ay ñu def 6e ak ay 4e si xale yu ndaw dañ fiy dajaloo am ñeneen ñu leen fekk si rek foofu lieu de rencontre la moo xam ne ñu bari foofu la ñuy ñëw di defee muy ay góor ak ay jigéen ay xale yu ndaw mu defal ma benn liste mu ni ma gis nga xale bi ki ko jiite fii benn xale bu jigéen muy def 4e mu waxal ma ci collège yi ci lycée yi yëpp benn bu ci nekk seen représentant ak ki nga xam ne moom fooy recruter ay xale di recruter ay xale lycée bu nekk ak collège bu nekk nga xam ne yooyu mooy seen mooy seen i bët mu jox ma mu tuddal ma ay tudd lycée nangam diwa fa nekk mooy recruter di CM nangam keroog dama tiit ba bi ma duggee classe di observer ki ma doon observer man de ma xamatuma lu may def donc mu woo gardien bi ni ko yow xale yi li ñu fi def gardien bi di kii mu ni ko danga may wax dëkk wala ma dàq ndax dañ la fi teg pour nga garder école kon lépp lu fi xew war nga ko xam gardien bi di kii mooy mu ni ko léegi danga ma lay bàyyi ma wut keneen ku ma mën a garder sama école gardien bi jooy mag mu soog ni ko monsieur ñii ay nangam lañ góor jigéen lañu ak lesbiennes waaye nag dama lay wax nga def ci ndànk ndax ñu am doole la ñoo nekk ci seen gannaaw kon nag bee bu nga tey ci ñu bari xam nañ waaye kenn yëngu kon nag bee bu nga tey sinon monsieur damay ragal nga am problème donc loolu menace la ci ay xale yu la menace bu rëy a rëy léegi nag li ma gis comme ma ne ko léegi yow lan nga def est-ce que attirer nga attention say supérieur ak yooyu mu ne bon wax naa ko rek sama jeef mais foofu laa yem ma ne ko nag da ngay bind ndax lii buñ demee ba découvrir dañ naan yow yëgoon nga ko te dénoncé woo ko wala defoo ci liñ ci war a def kon nag da nga war a ñi nga war a yëgal ñëpp da nga leen ko war a yëgal par écrit mu am ay traces moo gën a woon nga protéger sa bopp li ci des nag buñ ci defee dara buñ ci deful dara yow fekk yow sa jaan wàcc mais nga yëg ko ba noppi di ko jéem a résoudre sa bopp di ko jéem a di nu mu tuddati ma ne ko léegi lan nga jël comme solution pour régler problème boobu mu ne xanaa ay sensibilisation rek mu daal ay professeur ak man ñu waxtaan ak xale yi di leen jéem a jëlloo si di leen jéem a nangam nangam ma ne ko loolu baax na waaye nag du tere yow li sur le plan administratif li nga war a def moom war nga ko def
kon loolu menace la solution yi nag moo di mooy li Oustaz Jabel ma lay wax mooy ñu bàyyi xel ci éducation religieuse maanaam loolu daal bokk na ci li koy saafara mooy ñu bàyyi xel ci éducation xale yi ci kër gi ak éducation religieuse dans les écoles parce que éducation religieuse bi mu ngi am rek ci enseignement élémentaire mais amul moyen secondaire kon pour résoudre ko war nañoo dugal enseignement religieux ci moyen secondaire mu bañ a yem rek ci élémentaire ngeen jéggal ma nag ci guddal. salaamaaleykum waaw man li may woo gis foofu d'abord muy ñun en tant que imam ñun def suñu toogaay kenn ku nekk ñu toogaat xool boppam mooy kat ban cër la ko yàlla ak ci société kenn ku nekk defaraat toogaayam mais aussi xoolaat nattaat boppam ci xam-xam fu mu toll mu yokk xam-xam. nga baal ma de donc ngeen baal ma li may wax souvent loolu yëpp modèle dafay nekk rôle bu ingrat yenn tey mën nañ mënu sax ñàkk tekki parce que damay fàttali li ñu laaj mooy lan mooy menace ak lan mooy opportunité. ñetti question la posé woon menace la mujj woon quoi yaakaar naa. menace la opportunité ñaari. pas ñun fi environnement bi quoi. si li ngeen bëgg a def lan moo mën a nekk menace. voilà ci li ñu bëgg a def loolu laa comprendre mais pour ñu bëgg def nag il faut ñu xam ni ñoo ñeen d'abord man li ma comprendre rek bu loolu sottee ñu aussi jël suñu place ci société bi parce que boo jël sa place ci société bi doo mën a aussi jànkaarloo ak menace bi par exemple bu ñu xoolee église bi ici à Saint-Louis bu ñu xoolee point stratégique yëpp ñu ko boo xoolee te au sud église bi fu mu nekk fii si gannaaw xool fu mu nekk fii commercialement ci tous les plans dafa baax ci wàllu communication booy génne Saint-Louis aussi nga dem vers Ngaleen ñu ngi jël sur la route foofu yëpp ñoo ko occupé mais ñun en tant que imam en tant que organisation mais pour ñu mën a jàkkaarloo ak menaces yooyu il faut ñu pare économiquement il faut ñu pare intellectuellement il faut ñu pare culturellement pour mën a jàmbaarloo ak pour ñu pare yooyu il faut ñu am ay espace am benn centre d'accueil islamique ce centre là ñu mën ci préparer benn pépinière bi nga xam ne ni day nekk projet long terme mën a préparer société islamique digne de ça bu loolu amee aussi ñu am espace yi nga xam ne daan mën a am économie waa activité économique pour génération yi ñëw maa ngi dafa dund ak benn ONG ngeen baax benn mission catholique nga xam ne ñetti nit je vous dis ñetti nit laa gis nga ñooñu def nañ fi ñaari at avant ñu entamé 3e année bi am nañ fi 100 et quelques hectares fii ci booru Mengue ñu ngi tudd association ak Barak 100 et quelques hectares bu ñu demee ba association bi tas en 2009 crise bu ñëwee seet kii yi daan versé ba nekk ñun ci laa def boobu information ñenn ñi keneen ki seet seen kalo bi daal di mu ñëw daal dana amoon 100 hectares présenté ma délibération bi mu donc dama bëggoon ñu xam affaire bi fu mu nekk naa dafa suñu biir mu ne boole ak le président à l'époque président communauté rurale donc muy gis ni kon ñun fii association bi amaguñu benn projet pour occuper benn espace ci suuf si pour activité économique pour aussi am benn centre d'accueil islamique mais yooyu pour ñu kii il faut ñu mën a il faut pour ñu régler menaces yooyu pour ñu aussi mën a jàmmarloog menaces yooyu il faut ñu pare ñun suñu bopp intellectuellement il faut aussi ñu pare pour préparer benn former ay kii il faut aussi ñu pare pour mën a téye suñu bopp man noonu la comprendre pour ñu mën a jàmmarloog ak menaces waaw man de si wàllu kii li koy gàllankoor bi ni mu ko gisee mooy wàllu di éducation la day dellu si éducation dina dellu si éducation mooy dafa am ñi nga xam ne dañuy jàpp muwaatin saalih mooy citoyen bu baax dañ formé nit ci citoyen bu baax xam nga bu baax citoyen bu baax bu fekkente ne nit ki bàyyi sa xel mun na ko sañ parce que nit du ku nekk ngay nekk citoyen mais nit ki dafa war a nekk nit ku baax mais nit su fekkente ne si nit ku citoyen bu baax rek lañ la xam
boobu bu fekkente ne ñëw na si beneen réew bi nga xam ne doo ko citoyen bu fekkente ne si leer rek nga comprendre mun nga indi foofu lu bon te li nga fekk foofu bu dee ñoom yaruñu si islam mun nga leen yàq ba pare nga dem sa fekkonte ne nit ki nag si lu baax lañ ci mais citoyen bu xam mu waatul saali dafa gàtt si li nga gisee léegi bu fekkente ne nit ki mun na ko comprendre ne bu fekkente ne nekkatoo si réew mi citoyen mun nga fa indi lu gën a bon nga teg foo ñooy bu fekkente ne ñooñu yeewu ñu leen si loolu nga bàyyi leen ak feebar boobu nga dem boo demee fi nga nekk citoyen nga nekk foofu ku baax du demee kon loolu ma day dellu mooy lii Oustaz Dia wax mooy dolli éducation islamique bi si xale yi parce que gars yi ñuy yàq yëpp si xale yi la ñuy yàq loo gis parce que xale moom moo am mustaqbal moom moo am avenir te tamit dafa am fit amul benn responsabilité lu la jaaxal mag bi lu mu ñenee pratique ba defee boo ko dugalee si xale bu def 6e bu dem 4e mun na la ko defal 600 am na pexe mu koy def kenn du ko gis kon nag loolu fi ma doon waxee mooy nit ñi ñu gën a yokkoo éducation islamique mooy ñu gën a former xale yi ak ni ñu war a nekkee nit ku mooy jullit ku baax parce que affaire yi foofu lay jaar ñetti la salaamaaleykum. balaa may joxaat kàddu gi rek. parce que waaye fàttaliwaat mu la lan mooy def menace ak lan mooy opportunité nekkaguñu si solution yi. waaw vraiment daal ñu jëm ci loolu. pour ne pas anticiper ci li muy def. da nga jeexal dama continuer. yaa ngi àggal da nga àggal. waaw maa ngi dama demoon da nga àggal. waaw maa ngi loolu eggal naa maa ngi loolu dama calculer si dafa kaw sori naa mais dafa bokk si menace maa ngi loolu day dugg si menace loolu man loolu laa ko gisee la xaw ma naa kenn. maa ngi remercier mon élève devenu mon maître waaw effectivement wax na fi yu bëri waaw wax na professionnalisme baax na parce que yéen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne kullun yassarun limaa xuliqa lahu ku nekk dafa am la yàlla bindee nga féetewoo foofu kooku c'est bon et kii itam wax na yàlla bëggal nit boo defee jëf nga rafetal inna laa yuhibbu idaa amila ahadukum amalan an yutqinahu kooku yëpp ci professionnalisme la bokk te waxu affaire bi ndimbal nit ñi dañuy dimbalante ndax àgg fu ñu kii allahu fi awni abdi maa zaala abdu yamna li nga wax yëpp yonent bi waxoon na ko wala mu ngi ci alquran waaw léegi crainte yi bon man sud laa dëkk maa ngi école Didier Marie école mur moo dox suñu diggante chaque matin non pas chaque matin tey jeudi ak lundi waa ji bu mu ñëwee day dajale élèves yi ñu def rassemblement mu daal di waaraate du ma dégg sax mais après day mujj wax amen mais constitue une façon d'évangélisation des enfants te parents yi man à chaque fois à chaque occasion dama koy wax nit doo fab sa doom dénk ko yéeféer dénk ko commandé sa noonu parce que lu nekk ci yow dem koy bëgg sotti ci moom ma jàngalekat laa woon am na benn xale bi nga xam ne dafa ñëw commencé toog rek def nii yaay nu kii li mu ne am madame bu jee bis bu noonu lay def kon kooku crainte la te ñun yaakaar nañu ne comme que ñoom dañuy am résultat nañ fa yóbbu seeni doom te je crois que tubaab la ñu waxee la fin ne justifie pas les moyens du question comme bu doon koy sàcc dagan parce que sàcc bu di am xaalis te à chaque fois gars yi dama la wax foofu ba am na ñoo xam dañ ñooy kii yaa ngi xam ne amul naatu sax bi faalatan min duunikum laa ya'luunakum xabaala yàlla wax ci alquran bu leen fab ñeneen ñu bokkul ci yéen ñu leen di dimbali ci ay pour terminer je ne veux pas être l'avocat du diable mais pour l'introduction de l'éducation religieuse Dieu sait que état bi def na ci part man je faisais partie di ñi nga xam ne ñoo koy kii mais nag est-ce que ni ñu ko waxee woon ñu ngi koy defee est-ce que ñu ngi ko jàngalee régulièrement ni ñu ko war a jàngalee problème yëpp foofu la nekk mais état bi def nañu ay programme yëpp def nañ ko d'accord bu njëkk quantum horaire bi on avait 4 heures pour l'éducation religieuse non 2 heures d'éducation religieuse
ak 2 heures pour arabe bon man nag je suis déconnecté je suis à la depuis 10 ans mais il paraît que wàññi nañu ko mais état banque yi def na ci li mu mën li vraiment élèves yi li ñu doon tuuti heure bu ñëpp biñ ko kii woon yaakaar naa ne di nga am ni mu demee bon waaw man de défi bi maanaam waaw yëpp bi muy jàpp ne moo ñu gën a sonal ñun jullit ñi mooy réer gi ñu réere suñu diine réer gi ñu réere suñu diine man jàpp naa ne loolu mooy li nga xam ne moo ñu gën a sonal ndax nit moom bu fekkee xamul moom xamul moo tax dañoo war a jóg ñu fexe réer googu ñu xeex réer googu parce que bu ñu xoolee kuréel yi yëpp ñu ngi jóg dañuy jàngale même suñu làkk yi léegi suñu kalaam yi dañuy léegi dañ koy jàngale mais ñun suñu problème mooy ñàkk xam suñu diine te ñun yëg nañ ci dara parce que élèves sama doy yi nga xam ne yenn saa yi dañ leen di am mais wallahi di ngay jàngale ba nga génn sax xale yi topp la sa dina laaj nga xam ne ñii bëgg nañu dañoo amul temps moo tax solution yi bu ñëwee incha allah am nañ solution bu ñëwee solution. waaw ci opportunité yi rek laay wax dama jàpp ni bokk na ci opportunité yi mbooloo bi ñu am association pourquoi association bi parce que comme ni ko oustaz doon wax exemple ay borom xam-xam yu bari ñoo fi daje ba pare nekk benn mbooloo kon ci seen biir opportunité la bu ñu bëggee liggéey jullit bu baax ñu fexe ba bokk benn nos benn tëralin boo xam ni ñoom déjà dañ koy tëralin buñ tënkoon gis ni ku bëgg comme planifié ba gis ni ku bëgg def jullit bu baax fii ngay jaar ñu bokkandoo ko ku nekk yóbbu ko ci sa gox benn opportunité la pour man ñaareel opportunité bi mooy kon ñun opportunité yi ñu am bis bu nekk dañuy daje ak nit ñi juróomi yoon kon ni ñu koy waxee mais juróomi yoon yooyu est-ce que ñoo ngi ko exploité opportunité mais exploité wuñ ko yaakaar naa tisbaar takkusaan timis yaa ngi daje mbooloo mi kon léegi est-ce que boobu opportunité mais est-ce que ñoo ngi ko exploité chaque vendredi bu dee imaam yi def xutba ñu ngi koy am est-ce que ñoo ngi koy exploité boo demee tudd boo demee ngénte dañ la jox kàddu yow yaa war a ubbi soroxalal dara boo paree soroxalal dara maanaam foofu dama jàpp ne opportunité la mais ni ñu ko war a tërale bu ko tëralu baax rek liñ ci bëgg duñ ko am par exemple tey ki ñëw ci ngénte ñu ne ko yaa war a tudd xam nga balaa muy tudd mën na joxe benn message mais est-ce que message bi tënk na ko ba mu tolloog ñi muy waxal ba mu nekk message boo xam ne buñ ko jëlee dañ koy jàpp wala da koy taw bi ba wax loo xamante ne day mujj soof ci seen nopp mu génn jàpp naa mbooloo mi opportunité la fa ñuy delluwaat muy suñu jàkka yi dajeeg nit ñi juróom yoon opportunité la aussi yenn événement yi ñuy am ngeen teeg ajjuma nangam pour man loolu daal jot naa ko jàpp ci opportunité yi ñu am. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. ñu fàttali ñoo ngi ci jamonoy xalaat eggaguñu ci tabax ci xalaat rek lañ nekk ñi nga xam ne nag moom moo ñuy menacé bokk na ci fii ci Ndar jàpp naa ni influence su tubaab bi ba léegi mi ngi fi waaw mu nekk benn menace boo xam ni problème yi ci at yëpp ci wàllu laïcité wàllu woyofal diine ak yooyu yëpp mi ngi ci boobu daal la doon. waaw salaamaaleykum. waaw. jërëjëf ñaar say man de jàpp naa ci wàllu yaram ndaw ñi ndax li ñuy wax ne li ci ëpp su ndaw ñi gàllankoor bi gën a taxaw tey ci ndaw ñi wala man gi dama gën seetlu ak rajo jàngalkat mooy àdduna bu ubbeeku bi léegi xale yi léegi soo seetee xarala yu bees yi xale yi ñooy jàngal mag ñi xam nga ki lay jàngal nag léegi moom kooku moom rombanam xam yow xamoo bokk na ci boo gis nga su seetee football bi tey xale boo gis am na équipe équipe yi nekk ci monde bi yépp xale yi ñu koy siiwal moo tax pour léegi sax suñu jëlee seen leçon école bi ci kër gi pour ñuy jàngal ñu mokkal leçon bi sax problème la ndax mu ne mu ngi siiwaar mag suñu seetul ci télé bi mu ngi koy seetal ci internet bi suñu ne soo télé bi même loolu man gis naa même lu mooy yaara ndaw ñi tey loolu nag yaa ngi koy gën a sax seelu ci koo xam ne bi yàlla nga toll nga jàngale ci kaw gën nga jàngale biir taat bi man yàlla def na jaar naa ci gis nga
xale yi ci kaw gi yar leen ba dëgg moo gën a yomb téeméeri yoon yi fii ndax yi fii moom xale yi dañuy dépassé bu ëpp sax loolu moom gàllankoor bu rëy la ci légalité moom dañu tënk fii moom loolu ci la te ndaw ñi nag ñoo war a amu mag ñi ñu ngi ñëw ci jàkk bi di julli di ñëw waaye nag suñu génnee ci jàkk bi rek koo ci topp rek mu ngi sii war a li xew ci àddina bi jërëjëf alhamdulilah wasalaatu wasalaam man gis naa ci gàllankoor yi lay wax ki nga xam ne bokk na ci li ñuy gàllankoor pour mun a tabax nit ñi mun a nekk ci société bu baax société bu am jàmm mooy gàllankoor yi bokk na ci comme ni ko mbokk mi daal réseaux sociaux yi gàllankoor bu mag la ci ñun ñu nekk ci éducation média bi muy télé yi ak rajo yi ak journaux yi boo waxee réseaux sociaux yi rek dugg nañu bokk na ci gàllankoor yu mag yu ñuy gàllankoor pour ñu tabax nit ki mu nekk nit bu baax bokk na ci tamit gàllankoor yi nga xam ne daf ñuy gàllankoor mooy dafa am place yoo xam ne comme ni ko tubaab de jànguma tubaab mais des hommes qu'il faut à la place qu'il faut loolu aussi bokk na ci gàllankoor yi ñuy gàllankoor parce que léeg-léeg nga dem ci jàkk boo xam ne imam bi daanaka dangay naan sax est-ce que ferme icci donc kooku su bëggee tabax nit ki mu déggee diina dafay nekk lu jafe-jafe yooyu noonu laa gis naa ne yooyu bokk na ci gàllankoor yi aussitôt ci cosaan ba fi ñu bàyyee bokk na ci gàllankoor yi yonent bi critères yi ñu wax ne nañ ko tànnee jabar ak nañ ko tànnee jëkkër critères yooyu suñ ko bàyyee za ataakum man tardawna diinahu tunkaxul ma li arbaan yooyu gàllankoor la parce que léegi seetatuñu critères yooyu ñu bàyyi bokk na ci suñu gàllankoor tey pour tabax société bu baax. ci tax mu sant li ngeen doon wax comme dama doon wax ni rek sama xalaat dégg nañu fu nekk ay jafe-jafe yi nga xam ni nekk na ci société bi imaam yi taxaw nañu nit ñi taxaw nañu am na lu ñuy jëf ak lu ñuy jéem mais ñoom ñëpp moo leen yilif maanaam mooy nguur gi man damay wax ni pexe ak xalaat war na am ci boor boobu ba ñu fexe ba ki nga xam ni moo ngi saytu mu mën ñu jàppale ci loolu parce que tant que boobu tam jàppale wuñu ak suñu bëgg-bëgg mu mën a mel rek lépp lu ñu nas rek day màgg donc loolu c'est très important yan xalaat yan pexe la ñu war a def ba nguur gi dégg fekkee nit ñaa ngi yuuxu xol di jàmbat bëgg suñu lislaam taxaw ne ñu yuuxu nguur gi jàppale loolu am na ci solo loolu. ci wàllu culte laa daal rek la jëm julli nit am néew nit kii nga sang ko et cetera yooyu dafa war a am beneen fonction bu am maanaam ñi fay ñëw nanu fa ñëw pour leneen lu dul lool maanaam ci ko jàkka yi nga xamee ni yu mag lañu pourquoi pas ñu def fa poste de santé boo xoolee yoonu njub fële ci Pikine ñoom fi ñu nekk dañuy def poste de santé ñëpp a nga fay ñëw parce que dañ ko soxla santé nécessité la besoin boobu soo ko créé nit ki dana ñëw ci yow su ñëwee ci yow soo ko waxee mu déglu la nit bu amee aajo ci yow bu ñëwee boo ko waxee rek mu déglu te comme problème de santé mooy problème bi gën a siiw léegi ñun nanu ko exploité maanaam jël opportunité boobu pour mën a wax ak nit ki waaw suñu jàkka yi nañu élargir champ d'horizon beneen bi pour opportunité aussi jàkka yi nañ pour financer jàkka yi pour mu développer dañ fa def ay cantine yooyu nga xamee ni ñooy wër jàkka yi dafay tax ña fay liggéey dañuy ñëw di julli si waale bu ko defee léegi da nga leen di mën a indi asalaamaaleykum wa rahmatulah. li naan booy dem guerre noonu kan mooy noonu ak kan mooy say allié loolu dañ ko war a ràññeele tamit. stratégie
dellusiwaat boo xamee sa bopp ba pare li nga bëgg doyul mais li nga bëgg pour nga egg ba diggante bi dafay am loo xam ne lii da koy yombal lii daf koy jafeñal loolu moo génne moom la ñuy wax menace wax lii opportunité lépp lu koy yombal opportunité la war naa am parce que li koy yombal dama koy teg mën ci sukkandiku mais foofu am lu sew souvent lu ñuy nemmeeku di ko gis et di ko feeñal si wàllu planification stratégique mooy léeg-léeg si suñu defee taxaw seetlu bu njëkk bi boo génnee lii gàllankoor ak lii yombal da ngay jàpp ne souvent li ñuy souvent moytu li ñuy foofu wax pour ñu moytu mooy léeg-léeg li ñuy yaakaar ne mooy suñu noonu mën na nekk suñu mën na yombal dañ koy faral di non lii par exemple su ma jëlee exemple ñu andi ñu julli est-ce que présence su église luy yombal la wala luy xam nga mën na yombal mais mën na tamit mën na gàllankoor mën na yombal xaw ma si sama xalaat mën nañ ko considérer comme luy gàllankoor comme am na ku koy wax ku mën a wax ne kii ñii duñu suñu noonu parce que ñun ñoo bokk ñuy am na foo xam ne fii peut-être bokk nañu loo xam ne nii war nañ ko mën a bokk mooy si partenariat. man gisuma si gàllankoor. gisoo si. gàllankoor. mais am na koo xam ne kii nag man dama koy dégg dina wax ne waaw église bi gàllankoor la. parce que dañu war motiver en tant que exactement moo tax ma ne souvent si biir gàllankoor bi mën na moom la kii dañ koy jël si technique bu xaw ma la ñuy wax judo ñu ne da koy jël si li nga xam ne lii mooy doole kële si moom nga koy daal mais loolu yëpp suñ ko seetee mooy li ñu tubaab yi foofu li ñu tubaab yi di rawee foofu baal ma li ñu tubaab yi di rawee foofu man damay gis nga analyse bii ñu def ñoom dañ see am ay pexe yoo xam ne si wàllu observation di xool si wàllu xam-xam ñii ñooy ñan parce que ñoom duñu jëw rek daa mel ne xaw a ñaam bukki du jékki-jékki rek song la dina la xaw a day lay wër di la seet ba gis yow ba gis say faiblesse ñoom it dañu xam gis ngeen wàllu ñi ñuy wax ngeen baal wàllu ñooñu borom ñaari tur damay seetlu seen i pexe maanaam loolu ñii seen i pexe xaw ma ndax suñu imaam gis nañu pexe ñii mais pexe yi nit ki buy ñëw ak yow di xeex di yor ay bazooka yow nga bëgg ne damay summeeku nii rek boo moytu bu la fa bazooka yi fekk mën na am yow dana jóg da ngay xool ban arme la am ma xool aussi man wut arme boo xam ne bii dinaa mën a voilà parce que nit ñi ba arme yi si guerre ya ba nit ñi daan yor jaasi di yor ay épée di yor nit ñi dañoo mujj dem wuti ay yoo xam ne yi dañ koy défense waaye ba ñu indee char wutatuñu défense parce que char bi li défense bi mënatu si dara mooy kii feer yi ñu doon def di ko def mooy c'est-à-dire dafa war a proportionné sama menace doole bi dama ko war a xam ampleur bi maanaam ban doole la am damaa war a wuti doole boo xam ne bii mën na contrecarrer. voilà doole bu mu financièrement intellectuellement loolu la man de sama xalaat loolu la ko ma yoon man sama xalaat parce que damay est-ce que ñoom du ñu jékki-jékki rek dañuy utiliser li am parce que damay jàpp man technologie surtout technologie ñu ngi ci ère numérique dañoo nekkoon ci ère agricole féodalité am maanaam lépp ci mbay lañ ko tënkoon boo xoolee société yi ñoom dañoo jàpp ne ci mbay lañ ko tënkoon mbay mooy la suuf si mooy doon doole suuf ak ndox mooy doole bi ëpp soo ko yoree soo contrôler doole boobu contrôler na lépp yaakaar naa ne ci désert bi oasis yi doon wax oasis fu amoon point d'eau rek xamal ne foofu lañ doon guerre pour contrôler parce que loolu mooy tax xeet bi survie parce que dañoo laaj naan dafa laaj ndox dafay essentiel
ah. waax parce que foofu mbay la woon da nga soxla ndox pour nga bay da ngay soxla ndox da ngay soxla suuf soo xoolee suñu société yi njëkk fii ñun mbay mi damay wax ne ñun dañu continuer nekk ci société boo xam ne bi mbay la maanaam foofu suuf mooy nekk principal lan mooy doole kilifa gi moom mooy dafa war a am ay bras dafa am ay loxo te pour mu am loxo ñaar la soit dafay am doom ay soxna njaboot bu bëri njaboot gi da si yokk sax ay surga ku la ëpp surga ku la ëpp njaboot ku la ëpp tool moo la gënal. maintenant ñu dem jógee si ère boobu dem si ñuy wax ère industrialisation mécanisation léegi ay jumtuwaay la ay machine ay liggéey ay usine nit ñi ouvrier soo ko commencé ñëw ouvrier mu changé sax dégg ma dégg benn docteur di wax ne moom loolu la ko jàpp mu ne pourquoi ñuy def ñetti lekk si bés bi mu ne parce que si ère industrielle bi juddoo mooy ouvrier yi bala ñuy xëy pour liggéey yi dañoo war a dékki bu baax bu ñu demee boobu nit ñu taxaw tuuti noppali ku jëlaat doole pour mën ngoon gi nag ñu lekk tuuti tëdd dafay transformer sax ni ñuy xalaatee ak ni ñuy lekk ak ni ñuy dundee ak ni ñuy wax léegi nag ñu ne jóge si ère industrielle rek léegi moo indi woon ouvrier moo indi woon ay syndicat moo indi woon patron indi nag philosophie tamit marxiste léniniste waruñu kii lu tax ñu ñuy fay lii dafa tuuti ainsi de suite nit ñi loolu nekk seen préoccupation nga ñu ñëw ba léegi li góor gi sëñ Oumar wax léegi dafa lu am solo dañoo nekk mu ne xale yi information bi ñu am ça veut dire que foofu ère yi ñu mujjee xool leen université yi daan jàng université nationale yi fii pour wala même si ñi nga xam ni ñoo daan mujj am dañuy nettali wax ne diw damay diw ne diw sàngam par exemple bi ma liiree si diw sëñ El Hadj Malick da nga daan jóg dox dem si di dox ay dëkk pour dem si diw pour lire rek gëstu benn téere moom bu mu am nga mën ko fa jàng këru ko wala nga recopier ko léegi nag dañuy war a jàpp ne gis nga loolu ñu daan dox yëpp dafa da nga koy am si clic téere yooyu yu si bëri soo cliquer léegi nii da ngay toog sa léegi nga am ko kon nag kooku booy wax ak kooku ñu bokk ak kële ka amoon xam-xam boobu téye ko sëriñ boobu ñu ñëw dañ koy ñëw toog tar bi toog mu jàngal la ko nga dem sëñ bi moom la wax dem mais léegi Bachir Souleymane Bachir Diagne dégg naa ko mu wax ko si fan yi Sara Kane bi ko interroger mu wax ne moom dafay jàngale si université américaine lay jàngale mais moom seen jàngale ñoom dañu ko nekk di ko seetaan parce que yow li ngay war a ñëw pour wax da nga daan gëstu ji xam nga loolu bu difficile yow yaa demoon fële demoon fële gëstu yow yaa lii téere sàngam yaa ko tënk bind ko léegi nag boo ñëwee loolu ngay génne jox ko élèves yi mu ne léegi yow loolu nga gëstu élèves yi am nañ ko ba pare booy ñëw élèves yi am nañ ko léegi nag yow lan moo war a nekk sa diggante ak ñoom nan nga leen war a jàngale boobu jàngale bi dootul bokk sinon da nga koy wax muy déglu muy wax prof bi de li kii day wax rek ni xoolal li may wax nii mi ngi fii yow nag bu fekkee yow yaa boo jàppee ne lii dama see sonnoon kii mënu koo am parce que man bi ma koy bala ma kay am jàng naa lii dem naa fii te xale bi jàngul lii demul fii fekk xale boobu léegi dafa am li ñuy wax mukk ay mukk maanaam léegi dafa am professeur yi mukk dañ ko démocratiser xam-xam dañu koy démocratiser dañuy def lii mukk c'est-à-dire cours yëpp léegi moom moo tax léegi commencé fii Sénégal di def UVS dafa am université yoo xam ne amatul léegi dem école dem comme ni ngeen di gis nii loolu boo ko amee mën nga wax sa doom di jàng nga xëy gis sa doom toog si kër gi waaye yow doo jàng nga xëy nga ko wax mais ñi ngi jàng léegi ordinateur lay am léegi cours bi foofu la koy xool tey ñu ngi egg rek foo xam ne fii léegi si évaluation yi bu ñu ko war a évaluer léegi amaguñu pexe boo xam ne bii dinañ mën def évaluation parce que dañ siy tricher léegi nag foog ñoom ñu ñëw toog muy présentiel bi foofu rek la ñuy toog dañ leen soxla mais sinon prof bi gisul élève bi dégguñu élève yi léegi ñooñu nan la leen war a jàngale léegi kooku xam ne enseignement bi moo fi nekk léegi boobu yar boobu nan la war a mën a nekk te élèves yaa ngi gisante si seen bopp kon yéen si société boo xam ne bii léegi ñu naan société numérique
am na benn bukki bu ma si defoon sax dama ne woon pour parce que pour man dafa essentiel foog ñu analyse environnement maanaam xam taxaw seetlu fan la ñu yan mooy menace mënoo ko am bu dëgër lu dul nga xam société bi muy doxe société bi nan lay doxe te société bi lan la foofu nag tubaab yi dañ si def am ay analyse yoo xam dañuy dem nag dañ siy dem di si spécialisé wu ba nga xam ne bii dañ siy génne mën nañ la defal ay machine wala defal la ay analyse yoo xam ne ay outils yoo xam ni boo ko utiliser rek ay jumtuwaay yoo xam ni boo ko jëlee rek mën na la tax nga xam nga à peu près nga xam li nga bëgg a xam yow nag bu dee xamoo yoon bi mën nga jaar si benn yoon xam nga par exemple tey wax nañ fi réseaux sociaux médias yi wax nañ fi wàllu école wax nañ fi wàllu état wax nañ fi wàllu association yi mais yooyu ban analyse ban structure noo ko war a mën a systématiser pour que nga mën a am l'essentiel si temps bu gàtt moo tax association bi yéen war ngeen am aussi foofu yokk outils yooyu dem si ñooñu gëstu outils yooyu yan la ñuy utiliser ñooñu suñu ñi menacé yan outils ñoom it dañu am